téléspectateur yu Leral TV ñoo ngi leen di nuyu am mbégte di leen dalal tey ci seen émission Leral jàppalante di émission bi nga xam ni day dem seeti ñi dox ci social di jàppale askan wi te yàlla rek tax ñu sekk ak ñoom waxtaan tey nag ñuy dalal association bii di Gorgui Dieng Fondation Gorgui Dieng Fondation buñ ko déggee ki basketteur bu mag bii di Gorgui Sy Dieng moom mooy président bi tey nag dalal na kenn koo xam ni ci membre yu bokk ci association boobu la ñu fas yéene sekk ak moom waxtaan wax leen lu am njëriñ li nga xam ni association bi mu ngi koy def Moustapha Camara maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu téléspectateur yu Leral TV. maa ngi lay nuyu bu baax Thialla di nuyu waa Leral aussi di leen remercier ci invitation bi nga xam si ni def nañ ko pour ñu participer ci seen émission bi nga xam dama vocation sociale. voilà Moustapha laata ñu door waxtaan bi ñu bàyyi la tey dinañ comme ni ma ko waxee woon ci ndorteel bi ci seen association bi di Gorgui Dieng Fondation la nar a waxtaanee yow nga bokk ci ñu bàyyi la d'abord nga wax ñu ban fonction ngay occupé ci biir. waaw ñun fondation lañu fondation reconnue d'utilité publique depuis janvier 2019 mais fondation bi le fondateur Gorgui mi ngi ko fondé depuis 2015 2016 ba léegi ñi nga opéré c'est en 2019 que État du Sénégal moom la ñu accordé par décret le statut d'utilité publique jox ko suñu fondation bi xam moom lañ dem Gorgui nag daal di may jox honneur def ma may administrateur général fondation boobu di liggéey ak yeneen collaborateurs yoo xam si ni ci programme pàcc yi nga xam si ni ñu ngi koy développé ci Sénégal kenn ku ci nekk am rôle bu mu ci joué ñu nekk ci ay chargé de programme ñu ñuy jàppale pour ñu fexee naa ni ka la ñuy àndee Gorgui ci programme yi mu am ci dimbali Sénégal jàppale néew di doole yi jàppale doomu Sénégal fépp fu mu mënti nekk ñu xool naka lañ koy ñoŋale. ndax am na solo Moustapha pourquoi Gorgui Dieng Fondation tur bi lan moo tax ngeen tuddee ko noonu. waaw Gorgui Dieng Fondation parce que mbootaay bi dafa wuyu turu boromam parce que fondation bi dafa am un fondateur unique Gorgui moom mooy jël xaalisam di ko ci def moom moo am yitte am yéene am xol bu yaatu ni moom li ko yàlla wërsëgale ci alal dafa waat ni moom du ko jariñoo moom kese moom ak njabootam moom ak ay mbokkam daf ci fas yéene non seulement dimbali ci ñi mu ci war a dimbali yëpp mais dimbali boobu noonu pour mu def ko da ko organisation dimbali boobu nag moom moo waral mu créer une fondation bi nag ñu toftale ko muy def ay activités yi nga xam si ni ñëpp a ko xam ci Sénégal principalement ci domaine u santé ak action sociale loolu mooy vocation wu fondation bi donc looloo waral ñu jël association bi mbootaay bi gannaaw moom mooy fondateur unique bi te gannaaw moom la ñëpp xam moom mooy star bi nekk NBA nekk international sénégalais ñu jël ko delloowaat ko pour mu jox ko identité bi nga xam si ni moom lañu am moom la am ba fu ñu déggee tur wi rek ñu xam kan moo ko wundu ñu xam kan moo ko sos ñu xam aussi tamit lan mooy njariñ li ak lan lay dox. yaa ngi wax sànq ay activités yoo xam ne yéen a ngi koy mënee est-ce que mën nañu xam ndax Dakar fii la yam parce que Gorgui Kébémer la dëkk dinañ ci ñëw après mais Dakar la yam wala am na yeneen ville yoo xam ne yéen a ngi fa région yi. waaw ñun ñu ngi fondation bi mi ngi opérer sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal et même à l'étranger parce que du Dakar kese ñun xam nga nous sommes de Kébémer. mais ñi ngi yëngatu am nañ ay programme par exemple am nañu programme de renforcement nutritionnel boo xam c'est un programme national ñi ngi diggante Kaffrine Kaolack Sédhiou Ziguinchor Casamance et au-delà dem nañ sax ba Mauritanie bu ñu daan dem Nimzaat am na ay daara yu fa nekk ci li nga xam si ni ci programme bi ñuy def ñu ngi fay dem di leen ko jàppale ñi ngi jàppale aussi ay structures de santé un peu partout ci Sénégal bu nekkul Dakar centre parce que stratégie bi ñu amoon bi ñuy door a ñëw moom mooy dañoo jàppoon ni dañuy niveler par le haut li am solo moom mooy dañoo constater ni pour nga mën a promouvoir construire un avenir durable pour le Sénégal ak pour les Sénégalais il faut ñu am santé de fer boobu li leen koy jox dara lu dul mu am ay hôpital yoo xam bu ñu feebaree dinañ mën a faju mais aussi ñu am ay mesures de prévention yoo xam si ni dina mën a tax ñoom ñu am lekk bu baax bi mooy suñu programme agriculture bi ñuy def à travers Régénérer mais ñuy def pratique gu sport looloo waral ñuy def tournoi national des jeunes bi nga xam si ni le coordonnateur Assane Badji mi ngi koy def Régénérer bi ku ñuy wax Demba Kébé moom moo koy coordonné le programme santé action sociale le chargé de programme s'appelle nu mu tudd Mamadou Sy donc programme yooyu nga xam si ni ñu ngi koy def tas nañ ko un peu partout ci Sénégal ba nga xam si ni tey fexe nañ ba doomu Sénégal fu mu mënti nekk ñu fexe ba programme bi ñuy def mu yegg ci yow à travers les daara à travers les garderies d'enfants à travers les nurseries
à travers aussi tamit coumans yi nga xam si ni bonnes sœurs yi ñoom ñoo koy gérer fii nii ci Sénégal ñu ngi leen di jàppale à travers du riz fortifié enrichi en vitamines. Pas plus tard que l'année dernière on a touché une cible de plus de 50 000 enfants yoo xam si ni consommé nañu au minimum 200 000 plats ci ceeb bi nga xam si ni moom lañ leen doon def te incha allah bu dul fii ak ay fan xam naa semaine prochaine yokk nañu programme boobu noonu parce que am nañu ay kits d'hygiène et de prévention yoo xam si ni c'est pour les bébés de 0 à 11 mois moins de 2 ans am nañ ci bëgg nañ ko séddale ci ñooñu nga xam si ni ñu ngi fas yéene liggéey ak ñoom ci hôpital yi ci poste de santé yi ci garderie d'enfants yi ci lieu yu bonnes sœurs yi nekk ci orphelinat yi ba nga xam si ni Sénégal kenn ku ci nekk di nga ci mën a jot sa wàll. voilà am na solo Moustapha yaa ngi wax sànq ci ay activités yoo xam ni yéen a ngi koy mëne yu ci bari ci yeneen régions yi mais bëgg nañ xam parce que góor gi Kébémer la dëkk yow itam Kébémer nga dëkk certainement membres yi aussi nekk ci association bi ñeneen ñi am na ñoo xam ni Kébémer la dëkk kon c'est important nit ñi xam ba xam fondation bi voilà c'est important nit ñi xam ba xam yéen naka ngeen taxawoo askanu Kébémer naka ngeen leen taxawoo waa Kébémer voilà waa xam nga olof def ni bay sa wewu tànk ñun balaa ñuy fondation bi daanaka laataa ñu koy def li tax sax góor gi gën ko def moom mooy moom dafa mësoon a nekk nit koo xam si ni avant ñuy fondé lii def lii fondation bi ñun on avait une association bi ñu gënee nekk xale boobu góor gi bokkoon nañu ci gënoon nekk gone moom ak ay xaritam ñoom ak ñoom Salif ak ñooñu ak ndem si yàlla noonu yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla defal tawfeex fi mu nekk ci Barça ñu doon dajale chaque année ci impulsion wu sama grand frère Omar Diop moom moo ko fondé woon bu vacances jotee rek dañuy dajaloo di cotiser wu dem di xam nga di set setal mairie di set setal nu mu tudd hôpital bi di dajale suñu lu ñu am ak lu ñu amul di jënd ceeb di ko jox néew di doole yi ci korité bi ci koor gi voilà di leen bett guddi di leen ko jox di dajale di jëndal ordonnance ay doomu aadama di togg ay ndogg di ko fa yóbbu di ko yóbbu aussi tamit ci prisonniers yi donc amour boobu nga xam si ni tey ci jàppale doomu aadama te yàlla rek tax daanaka ñun ñëpp foofu lañ ko jëlee donc hôpital bi nga xam si ni nag ñun moom lañ doon setal saa su nekk te ko ñi nga xam si ni moom moo gënoon na naqari ci hôpital bi honnêtement ñun daawuñ ci dugg ñoom góor gi ñoo si daan dugg di jël seen loxo di ko raxas ci salle d'accouchement yi yëpp lu ci bari ñun foofu lañ xamee lu ci bari problème hôpital bi ñun ñëpp nag dañ doon juddu naan bu ñu màggee kenn ku ci nekk bu amee moyen dina ko def yàlla def na ni ñun li ñu bëggoon lépp góor gi moom la ko yàlla defal moom it mu mës a ñëw ci hôpital bi ñëw fa def fa visite gis ni mu demee mu leen diguma leen dara mais dinaa leen jàppale moo tax bi mu njëkkee dem dafa yónnee ñaari conteneurs yoo xam si ni bi mu ñëwee dañoo équipé hôpitalu Kébémer jox ko ay équipement yoo xam si ni bu ñu xayma valeur bi nii may wax ak yow war na avoisiner à peu près les 500 wala 600 millions waaw donc ak ba pare muy première année bi hôpital Kébémer kese balaa ñuy def dara réfectionné waat terrain bu basket bu Kébémer parce que góor gi foofu la jàngee basket deuxième année bi ñu ñëw andiwaat équipement bloc opératoire parce que on a constaté que ni Kébémer dëkk la boo xam si ni buñ fa juddoo ba ni mu toll nii nit ñi buñ naan am doom sax boo amee yenn complication yi dañ lay obligé yóbbu la Louga césarienne sax daanaka mënuñu la ko faa def donc looloo waral ñun ñu gis loolu góor gi kat daal di ni man su ma demee dinaa ko def sama mission bopp mu dem yóbbu fa équipement bloc opératoire wu d'une valeur de 250 xam nga 300 millions donc loolu moom lañ njëkkee ci wàllu hôpitalu Kébémer bàyyiwuñ ko ñu ngi jàppale équipe bu basket bi fa nekk mooy Kébémer basket club mais au-delà wu Kébémer basket club góor gi personnellement mi ngi def ay activités sociales yoo xam si ni bokkul ak loo xam si ni daanaka ci poste boppam la koy defee aussi bi Covid bi amee xaw ma ndax vous avez bien suivi les trucs on a vu que Kébémer nekkoon na problème ñu recenser l'ensemble des daara yi fa nekk muy 86 daara sous l'impulsion de Papa Demba Kébé ak Mamadou Sy ñu jënd ay canettes jënd ay ginaar jënd ay denrées alimentaires daal di leen di doter parce que ñoom xam nga dañ leen a confiné woon bëgguñu woon kenn génn ndax Covid bi c'était une maladie boo xam si ni daanaka c'était trop contagieux donc ñu fekk leen fañ nekk jox leen jumtuwaay yooyu nga xam si dinañ mën a nekk fi ñu nekk kon ni jàng si jàng te duñu loru loolu def nañ ko 86 daara ci dëkk bi jël nañu équipement médical équipement de protection équipement de prévention ñu jox ko district sanitaire bu Kébémer mooy ay masques ay blouse
ay alcogel ak ay détergents yoo xam si ni ñoom dinañ ko utiliser ci li ñuy def donc on prend en charge beaucoup de gens yoo xam si ni tamit dañoo feebar am problème mu yenn jàngoro yi am problème mu faju ñun on les prend en charge au niveau de la fondation te ay millions la mais nag xam nga loolu bokkul ci loo xam si ni dañ koy communiquer parce que mosoon naa ko wax ci benn émission nit boo koy dimbali doo xaawi suturaam comme c'est des demandes yoo xam si ni caractère social bi dafa am solo loolu te c'est des demandes à titre individuel c'est des prises en charge médicales ñun dañ lay jël yóbbu la hôpital faj la ba nga wër sa dërëm du ci dugg ñu delluwaat la ci say njaboot loolu ñu ngi koy def pour suñu dëkk Kébémer. mais parfois Moustapha da ngay dégg gars yi ay rumeurs yu daw waxuma ko nag ñu naan góor gi deful dara Kébémer est-ce que yéen ngeen a ngi koy dégg. waaw moom xam nga Kébémer tamit suñu dëkk la. waaw loolu nag moom du ci mën a ñàkk. ku dem Kébémer yaa ngi koy gis. unanimité nag amul fenn. ndax yàlla mi nga xam si ni moo ñu sàkk am na ñu taxaw ni ko gëmuñu la. mais ñun mënuñu daanu nag dajul fépp suñu yéene nag moom mooy képp koo xam si ni tey yëg nañ ni yow yaa ngi am ci jafe-jafe. bokk ak ñun dëkk wala nga bokk ak ñun Sénégal ñu fexe ba yow ci li ñu mën ñun ñu jàppale la ci parce que nit ñi tamit dañuy fàtte ni fondation la te góor gi li muy def alalu boppam la koy defee jotul benn subvention état loolu dama bëgg tamit ñu leeral ko amul kenn kuñ ci dimbali donc moom mooy jël alalam daani ko jox bu ñu ko joxee nag alalam dafa am ci fu mu toll te fondation bi c'est une fondation à vocation nationale du pour Kébémer kese donc ñun malgré loolu Kébémer dañ ko ci bàyyil quota bu am solo ndax ñun foofu lañ dëkk léegi nag ci loolu nga xam si ni tey ñu ngi koy dox di ci yëngatu donc dañ ci beral loxo Kébémer lu ñu mën nag ñu ngi koy def peut-être am na ñoo xam si ni tamit duñ ci gis satisfaction mais yaakaar naa ni bu ñu laajtee rek te du sori dinañ gis kenn koo xam si ni mi ngi jariñu wala mës na jariñu ci li nga xam si ni ñu ngi koy def léegi xaalis bi nga xam ni moom la fondation bi di utiliser ndax xaalisu góor gi si Dieng kese la wala yéen ñi nga xam ne ay membre ngeen da ngeen di àndi xaalisu góor gi kese la principalement jamono ji de temps en temps chaque année dañ daan def benn fundraising au niveau des États-Unis bu ñëwee góor gi mooy jël xaalisam def ko ci principalement dina am nag ñaar nit ñetti nit yoo xam si ni ñun li ñuy def Sénégal gis nañ ni ñoom jàpp nañ ni war nañ ci jàpp ci seen jaamu yàlla ñoom ñu jàpp ci mais généralement xaalis bi nga xam si ni ñun moom la ñuy fonctionner moom la ñuy defee lépp xaalisu góor gi la. voilà Moustapha lii benn vidéo la dañ lay bàyyi ñu ànd xool ko ensemble commentaire ko. waaw. vidéo la buy retracé globalement li nga xam si ni jotoon nañ ko def lii je pense que c'était en 2019 donc muy 2019 wala 2018 muy retracé action yi nga xam si ni généralement fondation bi mi ngi koy def ñu ngi ci gis terrain basket bi nga xam si ni ak camp de basket bi nga xam si ni ñu ngi ko daan def foofu lañ ko commencé woon Kébémer avant ñu koy yokk muy tournoi national des jeunes sous la coordination et la direction de monsieur Assane Badji et aussi régénérer bi nga xam si ni ñu ngi koy def parce que dañoo am benn tool bu nekk Lompul tool la boo xam si ni centre d'excellence agricole Gorgui Dieng centre boobu li ñu ci jublu moom mooy promouvoir li ñu tuddee l'agriculture bio parce qu'on s'est rendu compte que agriculture bi nga xam si ni ñun moom la ñuy def ñun di utiliser lu ci ëpp ay pesticides baaxul ci suñu wér-gu-yaram te day rey gàncax gi ci la ñu xamee ak ay experts yoo xam si dañ leen a jëlee un peu partout dans le monde ñu boole leen ak baykat yi nga xam si ni ñoom ñoo doon bay ci seen ay waajur d'accord ñoom ñu ñëw foofu noonu sur le terrain ñu jàppale leen di leen former théoriquement ba pare ngoon gi ñu dem defi pratique ci naka lañ war a mën a bayee utiliser ay lépp loo xam si ni lu bio la engrais naturel xam nga compostage naturel ba nga xam si ni ñoom dinañ am rendement yi ñu soxla dinañ am meññeenteef bi ñu soxla dinañ am qualité wu produit bi ñu soxla te duñu utiliser engrais duñu rey seen suuf te duñu andil problème seen wér-gu-yaram loolu mi ngi ci ñu ngi ci gis aussi tamit yenn activités yu ñu doon def maa ngi doon wax ci wàllu ceeb bi ñu ngi nekkoon ci benn orphelinat bu mag bu nekk Mbour bu ñu tuddee vivre ensemble donc foofu tamit demoon nañ fa di fa dem nga gis góor gi noonu di leen jox dotation bi mu leen doon jox ak partenariat bi nga xam si ni am nañ ko donc globalement vidéo bi nga xam si ni moom laa seetaan lu ci bari ñun noonu loolu lañ ci def léegi fondation bi Moustapha ndax jot ngeen créer ay école daara wala crèche wala bëgg ngeen ko def waaw on a un projet en gestation bëgg nañu jàppale xale yi nga xam si ni c'est des enfants de la rue góor gi ci boppam moom moom idée boobu moom moom vision boobu bëgg a jàppale xale yi nga xam si ni tey seen parents yi dañoo néew doole pour mën a assurer seen éducation parce que xale bi am na fu muy toll
boo ko joxul yitte bi war boo yorul moyen assurer ko éducation bi war rek yow da nga koy daanaka da nga koy saraxe mu dem ci délinquance léegi nag pour éviter loolu pour wàññi aussi tamit yenn xale yi nga xam si ni ñu ngi ci mbedd mi di yalwaan kenn xamul kan mooy seen parents réer nañu seen parents yi ñun bëgg nañu créer benn centre bu mag boo xam si ni la centre d'incubation la dañuy jël xale yi centre de réinsertion sociale lay nekk jàppale leen jàngal leen école ñi ci bëgg jàng métier ñu jàngal leen métier jox leen benn avenir bu baax pour ñu mën a réussir dans la vie. voilà Moustapha Sénégal nekk ci moment crise mën na ko jàpp ak Covid bi dëkk bi amul xaalis ku nekk di jooytu sànq yaa ngi wax lu am solo li nga xam def ngeen ko Kébémer mais fii ci Dakar itam naka ngeen leen taxawoo. Covid bi waaw Covid bi nag moom liñ ci mën a wax mooy maanaam dañ ci yëngu ci ñetti pàcc. au niveau international. parce que bi Covid bi amee amoon na ay sénégalais yu nekkoon New York yoo xam ne si ni tey. vraiment ak confinement bi liggéeyuñu seen nekkin foofu commencé woon na am jafe-jafe ci la ñu saisir le président Gorgui pour ñu xool naka lañ mën a def pour mu jàppale leen moom de sa propre poche du xaalisu fondation mu jàppale leen ci ay denrées alimentaires ci naka lañ mën a def pour mën a am naka la ñuy dundee jamono bi nga xam si ni foofu dañ leen a tëjoon ci confinement loolu c'est au niveau international. au niveau national ñun bi Covid bi amee tàkk rek ñun dañoo déstocké suñu magasin yi génne lépp lu fa nekkoon blouse génne fa lépp lu fa newoon masque génne fa nekkoon lépp lu fa newoon masque yuy ànd ak masque de protection yi ak blouse de protection yi nga xam si dañ ko soxla woon ñu ñëw jébbal ko ministère de la santé comité national de lutte contre le Covid contre le coronavirus mooy contre la Covid-19 bi à charge pour comité boobu noonu mu def dispatching bi ci hôpital yi nga xam ne soxla nañ ko pare wuñu foofu ñu jël aussi benn pàcc bu am solo daal di koy jox hôpital principal de Dakar parce que moom it hôpital militaire la ce n'est pas sous l'emprise du ministère de la santé mais du ministère des forces armées moom it ñu jàppale ko ci naka lay mën a def ba ay nitam ñoom ci boppam ñiy faj daal di am mesure de protection yi ñu war a am pour mën a jàppale doomu aadama yi parce que vous n'êtes pas sans savoir que rapport yi wane nañu ni fajkat yi ñu ci bari après Covid bi dal na leen donc pour bañ loolu am moo waraloon mu équipement de protection yi ñu amoon ñu def leen ko boole kook tamit ay alcogel boole kook aussi tamit ay madar ay eau de javel pour jàppale leen def nañ ko aussi ak hôpital Grand Yoff tamit moom mooy ogi jàppale leen ci xeexu Covid bi parce que jàpp naa ni jamono jooju noonu nit ñi liñ gënoon soxla moom mooy matériel ak équipement bi nga xam si ni dëkk yi ko amoon yëpp dañ ko téewoon pour seen ay doom ni ñun duñ ko joxe donc ñun liñ ci amoon ñu bokk ko suñu waa dëkk jox ko ministère bi moom ci boppam mu jàppale ko ñu sénégalais yi nga xam si ni dañoo amoon Covid-19 wala ñuy faj. inondation bi tamit Moustapha gis nañ ko fan yi askan wi yeewoo ci banlieue bi ni ñu sonnee autorités yi jóg nañ gouvernement bi est-ce que yow ak sa fondation jóg ngeen wala yéen a ngi waaj pour jóg. waaw ñu ngi ciy waxtaan vraiment di profiter ci occasion bi aussi tamit di massaw sénégalais yi nga xam si ni loru nañu aussi tamit ci ndoxu taw bi di ñaan yàlla suñu borom mu jàppale leen teggi leen nattu boobu aussi di jaale ñi nga xam si ni ñàkk nañ ci seen bakkan di jaale seen ay mbokk di jaale seen ay njaboot di ñaan yàlla suñu borom mu xare leen ci àjjana yi nga xam si ni moom moo gën a kawe. inondation bi nag moom nekk na phénomène bu ñëw bettuñu donc muy taw yu bari yoo xam si ni lor na surtout ñu nekk ci banlieue bi mais lor na aussi tamit à l'extérieur de Dakar parce que am na Kaffrine am na Ziguinchor am na Kaolack am na dëkk yu bari yoo xam si tamit ñu ngi fay dégg wàllu inondation bi donc ñun à notre niveau on est en train de s'organiser pour xool naka lañ mën a def aussi tamit pour ñun lu ñu leen war a mën a jàppale rek bu jàppandee ci ñun rek yàlla suñu borom dina def ñun ñu sax ba jàppale voilà yenn ci action yoo xamante si ni Gorgui Sy Dieng ak waa membre yi bokk ci fondation bi def nañ ko dañuy xool élément bi juste après ñu ñëwaat.
leexal jàppalante tey ñu dalaloon waa association bi Gorgui Dieng fondation ki leen fi teewaloon di Moustapha Camara bokk ci fondation bi. Moustapha dama lay bàyyi nga wax sa kàddu gu mujj. waaw Thial maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi di saluer aussi concept bi nga xam se ni moom la nekk parce que man lu mel ni dama koy faral di wax su ma demee ci plateau yi moom mooy nañuy am habitude di promouvoir ñi nga xam se ni tey di wane ñi nga xam se ni ñi ngi def lu baax. parce que seetlu naa ni temps yi Sénégal entrepreneuriat social lu bari la fi te ay xale yu ndaw ñoo koy def loolu c'est à saluer c'est à encourager et maa ngi féliciter nit ñi parce que lu ci bari sa investissement personnel la sa alalu bopp sa temps nga yi jël di ko def pour dimbali nit ñi li yàlla wax nag ci alxuraan du jaas waaw ki gën ci nit ñi moom mooy ki gën ci soxla nit ñi te loolu yaakaar naa ni tey moo jar lépp parce que alal neex na kër yu bari neex na oto yu bari neex na waaye nit ku nekk boo nekkee ci kaw suuf war nga jéem yow naka ngay jëfe ba ci sa biir bàmmeel nga jëf fa loo xam si ni boo fa demee di nga fa tëdd tëddin boo xam si ni bu mucc ayib lay nekk parce que foofu rek moom mooy dund bu dul jeex ndax dund bii ñuy dund ci àdduna dafa jeex te kenn ku nekk gis nga dégg dafa gaaw nu nekk lay dikkee donc ñu ngi sant di gërëm waa Sénégal ñu ngi leen di aussi di leen tàllal loxo et di leen wax aussi tamit nous sommes ouverts ci ci suggestion yi ci idées yi ci lépp lu ñu mën a def rek pour mën a améliorer ñoom seen dund rek dinañ ko def à côté de l'État du Sénégal maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen wax ni tamit Gorgui Dieng fondation mi ngi nii góor gi tamit mi ngi nii moom ci boppam daf may faral di ma wax benn affaire nee na ma man Moustapha lii nga xam si ni yàlla jox na ma ko su ma ko namee lekk te bokk koog nit ñi yàlla na ko yàlla jël te ba mu jeex tàkk te loolu noonu nit bu ko wax rek c'est parce que moom am na fu mu teg social ci lu wér te da koy def ak volonté mën naa la jox léegi benn anecdote pas plus tard qu'hier parce que dama xaw a palu nii depuis bërki dem il m'a appelé vers 7 heures du matin woo ma parce que tout simplement dafa gis benn vidéo sur internet dem fayal benn nit ay millions te xamul nu mu ko def moom ci boppam il s'est déplacé personnellement pour le faire donc ça montre que xolu nit ki fu mu toll ça montre aussi tamit moom esprit am fan la toll te bu nekkee Sénégal noonu lay def te loolu bokkul ak loo xam si ni yëpp fondation la il le fait de son propre poche donc nit ñi di leen ci ñaax rek di wax ni leen ñu si bari nañ ñi am alal ñu si bari nañ jël exemple ci moom ñeneen ñi nañ gën a organiser wu na fondation yi gën a bari na association yi gën a bari na initiative sociale yi gën a bari parce que réew mi soxla na ko di ñaan yàlla suñu Sénégal am jàmm yàlla musal doomu aadama yi ci mbënd mi ba pare yàlla jàppale leen ba fexe ba génne fi coronavirus ndax sonn nañ fi loolu Covid bi sonn nañ fi bu pare jàmm daal di ñëwaat naataange daal fi ñëwaat xéewal daal fi ñëw incha allah voilà Moustapha Camara ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow itam amoon mbégte tey sa teewaay fii di leen remercier également yéen ñuy suivre ci Leral TV saa su ne muy doon mbégte ñuy ànd ak yéen ci seen émission Leral jàppalante maa ngi koy wax sànq ci ndoxteel bi Leral jàppalante di émission bi nga xam ne day dem seeti ñi nga xam ne dañu nekk ci dëkk bi di def te yàlla rek tax te xaaruñ ci kenn wala séntuwuñ ci dara di leen di jaajëfal encore une fois di leen jox rendez-vous très prochainement ci beneen numéro Leral jàppalante ak beneen gan